mbokk yi seetaan Sen TV salaamaaleykum dellu si waat nañu seen émission seen naataange dimanche bu nekk 18h30 alors ñu ngi ba tey ci diwaanu Thiès sabab bi li tax ñu yàgg Thiès nag mooy dafa am benn foire bu mag foire boo xam ni waxuma la Sénégal wante àdduna bi yëpp dañ ko war a xam parce que bokk na ci foire yi gën a rëy ci Sénégal alors mooy wax sax mooy wane sax ren ni ñi ko gën a yokkee ba nga xam ni bis yi daana sax yées ni mu toll ren parce que dafa am solo neex ci nit ñi am solo yi tamit ci wàllu économique de telle sorte que mënuñu ko écourter mënuñu ko gàttal faaw ñu continuer ko alors actuellement maa ngi ci benn bergerie boo xamante ni bii mooy bergerie Serigne Fallou Mbacké ibnu Serigne Mourtada Mbacké alors bergerie bi defe naa ni bu ngeen gisee ki ma taxaw ci moom dina yomba présenter lool kii mooy Limousine salaamaaleykum Seck maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay na nga def nag. ñu ngi sant yàlla loo tax Limousine. waaw Limousine xam nga bi mu juddoo maanaam ak maasam daf si sutoon gën see gudd wet gi la surtout ndax xam nga Sénégal xar mu si yegg 1m60 LCS dafa jafe loolu moo tax ñu tuddee ko Limousine ndax xam nga Limousine moom oto bu rëy la bu gudd ndax xar mi ni nga koy gis si dayo bi at yi yëggul foofu ndax ñetti at la yem moo tax ñu jëloon tur woowu Limousine waaw. alors ci wàllu production mi ngi produire. non macha allah li mu jur lépp ndaanaan la ku weddi laaj ko waa Louga daal waaw ndax defe naa ni doom yi njëkk a waddal Thiès 8 yeey benn nit moo dikk ramas yëpp lépp leen Louga te wax dëgg yàlla woo na ma nee na ma xëy suñu xol sedd na mais nee na moom basam sedd na lool ndax am na benn tëngam boo xamante ne 3 millions 500 la ko jaayee waaw. sëñ Seck nan nga gisee élevage ci région bu Thiès mu ngi développé. waaw élevage mi ngi développé mais dafa am lu des. voilà man li ma yaakaar ni moom mooy li des moom mooy ñëpp doole dañu war a jàppale ñu féete ndaw te wàññi tuuti passion bi ak concurrence bi man daal loolu laa gis ni loolu lañ war a corriger ndax suñu nee Thiès moom mooy le berceau du laadum au Sénégal. sujet bii nga laal dafa intéressé ñëpp waa Dakar waa Louga waa Kaolack ñëpp nañu dégg message bu am solo bi concurrence bi ak passion bi ba tax ñu tëj bunt yi ba ñëpp mënuñ ci am accès alors que élevage dafa nekk secteur bu am solo message boobu ak fenêtre boobu nga xam ne sëñ Seck ubbi na ko il faut ñu am ay kilifa yu nekk ci élevage yu ci xaarul ndimbal ci kenn nekk ci ak seen jàmbaarte bopp mën a véhiculer message boobu sëñ Seck message bu am solo nga wax. voilà xam nga tey soo gisee Thiès tey bari na ay champion yu fi jaar mais soo dikkee su foire bi seeni doom bariwu fi ñum dafa am laabir goo xam ne ñum suñu bëgg ba nga loon yor ñu am laabir goo xam ne dañ ko si def tey soo wéree si foire bi y a presque 200 box mais 10% des box suñu xar ma nga fa suñu produit ma nga fa muy doomu ndigal te ku si nekk champion nga ndax affaire bi lu baax dañ ko war a yaatal kenn waru ko tëj quoi donc ba tey soo dikkee si box bii ma nekk gis nga box bi macha allah am na ñu ne moom mooy meilleur box de la foire am na ñu ko wax te femelle yi fi nekk yëpp benn mâle moo leen produire muy champion bi muy ndigal. am na box yoo xam suñ ko àndoon tey ma wul ndigal lan la ci Limousine. ndigal moom moo jur Limousine mais dafa am leneen loo xamante ni moom la ndigal bokkateeg Limousine ndigal ndijaayu Limousine laat ndax Adja Gueye mi jur ndigal mu jur Limousine commandant moo ko jur ndigal commandant moo ko jur ñu boole leen ñaari doomi commandant lan boole ñoom si baara leen jox baara moo doon maal boo xamante ni si jamonoom parce que boobu kenn tomatul di wax mal 1m14 booba baara génn na mal 1m14 démb soo fi nekkoon docteur Diallo mi ngi koy wax éleveur rek ko xam xar moo mën a yor xar baara bi ñu koy jël di ko jot nit yaakaaroon ni dootu tëbu xar bay giy dikk di ko yor di ko neppal ba baara defal ko ba génneel ko champion bi ñuy wax commandant génn ndigal ñu jël yaayam di Linguère kër Maxi Diagne leen ko jële Malcom jur ko donc soo ko toppee Abdou Diouf ak Sachelon ma nga fa donc moom moo waral ñoom macha allah dañuy am bague Sachelon am hauteur jële ko si baara et léeg-léeg ndigal day jur doom yu weex tàll robe noire moo ëpp day jur doom yu weex tàll ndax Sachelon maam ja dafa weexoon tàll voilà. non dafa am sax leneen loo xam ne dama la koy wax maal bi dañ ko rësal man j'ai opté pour rësal ko maal bi tollul woon nii de laajal ñu ko xam ñëpp gis nga si la Touré connaisseur mi ngi naa ma maal bi yaa préféré mel nii wala lan la man ko mais kii dama si war a produire dama si war a liggéey maal soo man dikkuma pour compétir man dama ñëw foo cap agréé moo tax jour bi nga xamante ne am na incident ma dox si ba jàmm ñëw ma retiré sama maal ndax xam naa si duggoon coow li dina bari parce que je connais ses mensurations te su ma duggee man du ma tricher loolu moo tax dañoo rësal maal bi pour mu produire voilà donc mais defuñu ko pour mu compétir. wax nga ay manquement ci nit ñi xëy na ni ñuy defee wàllu compétition ci wàllu élevage mais aussi wax nañu dooleel secteur bi aussi secteur privé la certes ku nekkee def ak njàmbaarteem pour yokk ko mais n'empêche nag da ngeen nekk ci réew moo xamante ni bi soxla ngeen ndimbal ak assistance.
mais bien sûr surtout vol de bétail bi parce que képp koo xamante ni yor nga mousson de race nelawatoo mënatoo noppalu loolu muy aliment de bétail bi également vraiment cher na cher goo xamante ni doy na waar vraiment donc waaw defe naa ni ngeen toll ci dëkk bi ak le chef de l'État am na lu mu si wax te suñ ko mettre en application nit ñi dinañ gën a noppalu par rapport à ça ñëpp a bëgg xar ñëpp a bëgg lu rafet ñëpp a bëgg a élever mais nit ñi ragal rek la na ndax samba boo yi quoi donc je pense que ni il faudrait que des mesures concrètes mel ni criminaliser ko sax le vol de bétail war nañ koo mën a def parce que am na loo xamante ni gars yi tey jii lii ku ko yor sa kër ñaare gars yi suñ koy jël si Kalachnikov la ñuy yor soo deful naag ñu jël sa bakkani doom moo tax il faudrait que les gens revoient ça waaw. sëñ Seck dañuy continuer dox ci koo xamante ni dafa am koo xamante ni dafa yëg si léegi muy kenn si man Daouda Senghor tey dama am benn cérémonie de sargal bu may organiser fii ndax bi may commencé élevage Daouda Senghor mi yëg si Daouda yëkkatal kii bi Daouda mi moo ma daan fekk sama bureau boobu dentiste la hôpital régional Thiès mu naa ma da nga bëgg xar bàyyil xar yu ndaw yi ngay yar duggal si laadum gi ba en 2002 2003 ma gis sama premier couple laadum donc kon kooku vraiment te si ñi gën a xam xar si Thiès si la bokk te defe naa ni Oudé Diagne dina ko wax te Oudé ñëpp xam nañ turam. kaay nii ci voilà san Senghor. voilà mi ngi lay nuyu bu baax. ñoo ngi lay maa ngi delloo di leen fay bu baax ànd ak mbégte ak xol bu sedd lool. ñun tamit de kontaan nañu lool ndax émission bi moom li doog moo tax ñu taxawal ko. moo tax bi ñu déggee foire bi tamit ñu jógee ba Dakar ñu uniquement tourner ay numéro ñibbiwaat nit ñi découvrir ni Thiès am na doole ci wàllu élevage ñu ñëw ci bergerie bu am solo bii nga xam ni ci lañ yem ak waxtaan bu am solo bi ñu seq ak Seck ak kàddu yu seede yi nga xam ni moom la gàttandoo alors lan mooy message yi ngay jëmale ci tolluwaayu càmm tey ci Sénégal bien sûr Thiès ci la bokk. càmm gi moom macha allah càmm gi suñ demee ba di fay léegi pour xool xar rek waxuma te léegi da ngay jaay nag am loo si dolli jënd xar njëgu nag tolloowul ak léegi ak njëgu xar donc ñu war a xam ne du yàpp moo tax ñuy def élevage mais semence la kii semence la te ñu mel ni kii nag comme ni mu ko waxee bokk nañu si li tax élevage bi toll à ce point parce que ñu am dégg-dégg la ndax conseiller naa ko mënoon na agir moo yore xaalisam moom yëfam mënoon na bañ a déglu conseil mais su demee nag ba def li ma ko wax ba tey mu toll fii du lu ma bett si moom c'est sa nature su ma nee c'est sa nature damay génn domaine u xar puisque ni mu la ko waxee dentiste la nekkoon hôpital régional baax si bépp mbooloo néew doole bu fay ñëw di wut fu faju ji ni mu mel nii sa xar yi noonu la mel hôpital doon dimbale nit ñi donc su tolloo fii tey ak mbaax moo ko fi indi te gis ngeen xar yi yéen a ko gisee au même niveau que man xar la yoo xam ne macha allah amul lenn lu ñu lempee si ñoom te lépp moom moo ko juddulee donc loolu mooy développer élevage am na ñoo xam ne dañuy fekk lu pare ñu dem jëndi mais moom dafa dem jënd liggéey développer élevage donc ku am conseiller la loolu mooy tax élevage jëm kanam xam nga bu baax li ma la wax donc man sargal bi li am solo ci moom dafay xam ay xaram seen descendant wàcc bi maam yi ak ni ñu leen composé. mais li mu wax loolu la parce que gis nga baara coûté wuñu woon 600000 te bor lan ñu ko faye woon dégg nga li ma la ñu toog ba liggéey si génn lii mu mën a jar 20 millions ak doomam yi ñoo leen juddulu te tey bu si nekk dégg na ay millions yu bari defe naa ne am na ku la ko wax fee jënd na fii xar démb million ak lu tegal ay millions du ma ni benn lu tegal ok donc ñoo leen juddulu li nekk fii xar yëpp kii Adja Guèye mii yaayam ma nga kër ga dafa diis moo tax mënta ñëw Baros mais yaayam la àndal yéene Miss Thiès moo nekk tuddoon Miss Mbaaw mooy Miss Thiès moom moo jur président Macky ma nga ne donc ku si nekk da nga ànd ak sa yaay ak sa produit première dame mii di bëgg a rey gars yi nag Marème Faye Sall bi na ko ay 8 millions. Faye Sall mooy bii première dame moom la Mbàkke bi fay 8 millions man ne ko da ngay dem jënd Toyota Hilux nga indil ma soo ko indee nga yóbbu ko yaayam ji ko jur ma nga ne ñu jaay ko beneen booy mu di ko exposé kon voilà mooy li ma la wax léegi ni la wëral pouvoir bi yaa notre produit qui est là ñun dañuy liggéey aw ñu péage dañoo aw si route nationale bi dem parce que moi su ma yoroon yenn millions yi sax je ne me permets pas di ko jënd xar mais léegi liggéey naa ba xar jox ma million
voilà et ça je le demande maintenant à tous les éleveurs loolu laa leen di laaj gi nga élevage yar xaar la tudd te ku yàgg si teen baag fekk la fa je te raconte des histoires de 2002 amoon naa maal boo xam ñëpp dañ ne c'est extraordinaire moo ma ko jëndaloon seex la ma tudd ko Alaaj Diouf la génération de 2002 bi mu jëloo ballon d'or mu ànd ak Reen Mère ma yor ko 14 ans mu door a daanu lu nekk am naa ko ci ma jënd Bombardier Max Diagne ñëpp xam nañ ko ñu ne ma amélioré ma dem mu jaay ma murit Max tout le monde connaissait la qualité de ses moutons ainsi de suite ba tey limousine moo fi nekk ak Baros des na leen sa kër ga ñoom Diop boulanger nga fa lu nekk nga fa donc macha allah dañuy liggéey mais suñu paree ñooñu ba am produit fini dañuy génn parce que man dama ni damay roy si Abou Kane ndax Abou dafa liggéey tey soo demoon jënde xar xombal ñëw mu tëbu famole Abou ki nga xam ne ligne génétique bi dafa baax sax ñu génneel la champion donc genre femelle yooyu laa bëgg ñu bari ils sont satisfaits de mes femelles yi ma indi si foire bi mais moi je suis pas encore satisfait. yeneen femelle yu gën a baax première dame. laay la waaw mais soo amee lu baax a baax ngay wute mais ñi ma ko wax léegi comme Marème Faye laa ko tudd. d'accord waaw. je pense que li ci am solo itam dafa am motivation am courage am jom am xaar parce que boo gisee ni muy waxee nga xam kii dafa déterminé ci li muy def daf ko bëgg donc assistance laaj ndimbal parce que wax na sànq ni sàcc yi bu ñuy ñëw sa kër dañuy indaale kalachnikov boom sa njaboot def nañu lu mel noonu donc il faut ngeen nguur gi jàppale leen. voilà loolu si la bokk nag loolu moom daf say am solo trop ndax gis nañu li ni sàcc yi di def si suñu gétt yi da ngay gis xar muy jar ay millions ñu dem jàpp ko te yóbbu ko ay seeraas ak si ay dibiteurs yi du ko jaayee ay 100 000 francs 150 loolu lu bon ma dégg sama président démb mi ngi koy wax ne ni sécurité bi di def douane ak police ak gendarmerie ba di jàpp yamba fañ ko denc nu mu ruqee ay yamba ak drogue ñuy dugg si ay oto di leen démasquer di ko génne suñ ko defee fii dinañu xool di def ay rondu dinañu mën a jàpp ay sàcc yi ndax oto xar si oto lañ koy def te gis xar moo gën a yomb gis yamba donc su amee assez de vigilance à leur sein vraiment def naa ne sàcc gi dina wàññeeku mënuma 4 heures du matin que 3 heures du matin oto romb la yore ay xar nga bàyyi ko mu jàll en tant que sécurité donc amul rondo amul dara nañ si jàll def ko nag. motivation ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay sant bu baax tonton Senghor donc kan limousine mooy magu première dame lu ñu bokk ñoom ñaar. ñoo bokk benn baay ndigal moo leen jur. moom doomu ndigal la première dame doomu ndigal la. moom mi ngi soog a taawlu. ok kii mooy première dame déet waaye yow tamit limousine da ngay téye. moom lañ bind nii si collier bi kii mooy première dame. waaw xar mi bi mu amee 6 mois la njëkk a dégg 4 millions. la njëkk a dégg 4 millions. ki si fayoon 4 millions biig si guddi ki si fayoon 4 millions biig si guddi dellu si na ni tegaan na brique muy 5 ma ne ko sëñ bi mbàkke la ma ne ko sëñ bi xar mi la ma waxoon rek Toyota Hilux bu bees tàq soo ma ko indilee ma jox la xar mi waaw ndax fi mu ne ay seex yi muy boot yi ma feral indi ko bu ndaw bi mais kii du ma ko jaay moins de 15 millions su ma ko doon jaay te maa ko juddulu je ne peux pas le vendre à moins de 15 millions c'est pas possible kii moo ëpp 15 millions ndax ñaari doomam ñoo ngi sa kër ga te benn bu si nekk dégg na 3 waaw ndax man gëm naa ni doom yi ñoo koy dàq ndax ndaanaan lañ ko fixeel ndaanaan moo ko tëbu ndaanaan auteur moom rek a si des ndaanaan maal bu ñuy wax ndaanaan it dafa laal ci ndigal ndaanaan Baye Gueye man maag Baye Gueye ñoo bokk bergerie ndaanaan dafa laal ci ndigal mais ndaanaan li particularité bi yaayam doomu Yanik la te ku xam élevage xam na ni Yanik ak Boy Séréer ñoo bokk benn baay yaayi ndaanaan kullu femelle moo la ëpp yaakaar donc deret lan boolewaat foofu moo waral kii li muy rafet doomam ma ko gën a rafet. macha allah waaye Seck ñu ngi lay sant bu baax defe naa ni fii moom kontaan nañu lool li fi génne ci information ak ñi ñu seqaloon waxtaan bi doon ñu xam lool élevage. defe naa ni jariñu ngeen bu baax bénéficié wu ngeen bu baax ci li ngeen fi jot a dégg ci ay kàddu bàyyeekoo ci bergerie bii nga xamante ni bii mooy bergerie bu waa kër Serigne Fallou ibnu Cheikh Mourtada Mbacké alors copain yaa defar affaire
waaw gis nga de man de maa fi nekk waaw maa leen xont maa yor xaari maa yor si bergerie bi maa nekk fii maa nekk kër ga. waaw waaw affaire yi métti na de. ah métti na trop mais ñu muñ ko rek góorgóorlu quoi. mais yaa ngi xalaat yow tam am sa bergerie. waaw waaw wax naa gars yi na leen léegi wutatuma xaalis xam-xam laay wut léegi. waaw léegi moom loolu laay wut moom. ñu ngi ñaan yàlla incha allah ki ma nekkal nag nit ku baax la. sa waa ji nga nekkal di boo nangoo. di nga am xam-xam. non non waxoon na ma ko mais gis naa ko si moom. boo nangoo di nga am xam-xam. man ak moom chaque jour nag ñu ngi ci. maa ngi soog a bokk moom jotaay waaye xam naa ne boo nangoo am xam-xam loolu moom maa la ko wax. jaa ngeen jëf mbokk yi ci ànd beeg seen TV émission Sen Natangué tey numéro bi jeex na maa ngi leen di jox rendez-vous dimanche bi ñu dëgmal ak beneen numéro jaa ngeen jëf.